mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci teewlu gi ci seen émission ganu bés bi tey nag ganu bés bi ñuy dalal gan gu mag fii ci diwaanu Brescia nekk ba tey ci langue politique bi di Bougane Gueye Dany Bougane Gueye Dany nag ba tey rek nekk en tournée fii ci réewum Italie ngir xamal askanu diaspora gi rek lan mooy mouvement conscience citoyenne bi nga xam ne moom la jiite. te ñu duppee ko gëm sa bopp tey nag ma ànd ci ak rédaction Diaspora Vision ànd ak di sama naataango di Seydina Camara Bougane ñoo ngi lay bàyyi nga nuyoog suñu mbokk téléspectateur Diaspora Vision yi ñuy seetaan nekk ci diaspora. ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di nuyu di rafetlu teew bi nga xam ne teew nañu ko fii ci Italie di sant ñi nga xam ne ñoo ñuy dalal ñëpp. ñi nga xam ne ñooy suñu bunt fii ci Brescia mu di soxna Astou Mbow ak ñi mu àndal ñoom Rama ñoom Bàcc di sant waa Bergamo nga xam ne aussi jaar nañu fa ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Milan en tout cas li wóor daal mooy mbégte la ñu am ci teew bi ñu teew fii ci Italie et bu ñu xuusee dinaa leen wax li waral mbégte googu. jërëjëf Bougane ci ni nga duggee peut-être laaj bu njëkk bi rek mooy ne xamee nañ la ci un professionnel de la communication ñu gis la it nga nekk ab chef d'entreprise ngay diriger aussi groupe bu mag bu ñu tuddee Buy Corporation ndax mën nga ñu leeral tuuti lan mooy groupe boobu. alors xëy na wax sa bopp day jafe mais Buy Corporation holding la boo xam ne maa ngi ko créé Buy Corporation ñu ngi tàmbalee ci d'accord mu di ab agence de communication publicitaire bu ñu lancé en 2003 booba maa ngi nekkoon it journaliste ci groupe Futur Média waaye comme yéene la ñu amoon demalal suñu bopp yéene la ñu amoon def suñu yëfi bopp terewul bi ñu taxawalee kër googu ci ndigalu suñuy kilifa yi nga xam ne jamono boobu ñoom la ñu doon liggéeyandool xamoon nañu ko et en l'occurrence c'était Youssou Ndour taxawaloon nañu suñu agence de communication publicitaire teewuloo ñu continuer woon di liggéey ci biir groupe Futur Média bi nga xamee ne liggéeyu d'accord boobu wéyal nañ ko à un moment on a créé une autre structure bu tuddoon ADSR mu den benn cabinet d'études et de recherche boo xam ne dafa aaju woon ba tey ci liggéey bi ñu doon liggéey ci wàllu publicité amoon nañu it beneen kuréel gu ñu taxawaloon beneen këru liggéeyukaay di Régidac la régie dakaroise te mu doon yëngu ci wàllu panneau publicitaire te fi may wax ak yow nii Sénégal ci régie bi ëpp ay panneau publicitaire ci Sénégal la bokk te ba ñuy ñëw ay tubaab ñu nga fa woon ay tubaab ba ñu jiitu woon mais fexe nañu liggéey ba romb leen kon day tekki ne liggéey rek moom moo am solo agence de communication bi aussi ba ñuy ñëw ay tubaab dong ñoo nekkoon ci réew mi waaye jàppoon nañu ne ñun war nañu mën a samp suñu ndëndu bopp tëggee ko suñu réew ndax liñ fa xam ñoom xamuñu ko fa réalité yiñ maîtriser ñun ñoom maîtriser wuñu ko kon war nañu liggéey en matière de communication ba am place ba ñu amoon ci wàllu publicité te ba tey place boobu di wéy ndee d'accord ba tey mu ngi liggéey ak de grandes marques autant au Sénégal que dans la sous-région donc moo tax ma ne wax sa bopp day jafe nde bu ñu ko fiy wéyal noonee la ñu taxawalee Impactis mu di agence d'événementiel taxawal des médias en 2008 taxawal Zik FM toujours en 2008 taxawal La Tribune en 2011 Sen TV en 2012 Boss mi nga xam ne moom Joni Joni ak li ko wër en 2013 et en 2015 on a lancé TradeX Africa mu di structure boo xam ne dafay yëngu ci wàllu jënd ak jaay surtout ci ay marques yoo xam ne suñu ay marques bopp la ñun ñoo ko moom ñoo ko introduire ci marché sénégalais. jërëjëf ci leeral yooyu maanaam ci gàttal da nga yaakaar ne expertise bi tubaab yi am ak xarañ bi ñu am ci wàllu communication ñun di nit ku ñuul war nañ ko mun a am ci suñum réew.
dañu foofu man gëw ma ne ñoom mën nañ ñoo wax nu ñuy communiquer ñun ci suñu réew. La preuve francophonie bi ñu koy def Sénégal ñun d'accord bi ñu soumissionné ñun ñoo gagné francophonie te booba ay structure tubaab ñëw nañu bokk ca. OCI bokk nañu ñun ci ñi nga xam ne gagné nañu ci wàllu communication bi. OAPI, la conférence de l'OAPI à Dakar également ñun ñoo ko gagné et c'est juste pour dire loolu lu tuuti la ci li nga xam ne def nañu ko. Nokia mu di budget boo xam ne weesu woon na daanaka 800 millions par an ñoo ci liggéey ñun d'accord de 2005 à 2009 je crois. Western Union de 2006 à 2010 ñun ñoo liggéey ci wàllu communication bi te yamul woon rek Sénégal dañ doon def Sénégal def Guinée-Bissau Guinée-Conakry Mali Mauritanie ci sous-région bi. Blédina Baby Nutrition exactement même chose. Nokia on a géré l'ensemble des pays ouest africains sauf le Nigeria parce que Nigeria moom dafa nekkoon benn hub à leur niveau. Donc c'est juste pour dire que l'expertise est là et Sénégal am na ay nit yu xereñ yoo xam ne ñu ngi def liggéey bu am solo ci domaine yu bari mais comme domaine la yoo xam ne nit ñi duñ fa booxante donc day tekki ne nit ñi bariwuñ fa. Xam nga Sénégal li ñu mën mooy roy dàq tey boo dee jaay beñe si sa ko ñëpp dañuy jaayandoo beñe mais parce que ñoom ñëpp dañuy jàpp ne beñe gi dox na kon ku nekk war naa def exactement li ngay def mais communication publicitaire dafa nekk wàll woo xam ne dafay soxla expertise bu am solo et loolu yàlla dimbali ñu pendant un bon moment ñu liggéey ci et suñu borom it defal ñu ci xéewal defal ñu ci ubbiku goo xam ne ñu bari bàyyi nañ ñu ci xel et ci loolu it la ñu jugee dem ci yeneen en grosso modo tey Boygu Corporation bi may jiite daanaka ëpp na 700 personnes yoo xam ne ñu ngi ci fayu weer wu dee donc je crois que loolu sant yàlla la ku ñu daan fajal soxla tey ngay faji soxla je crois que dugg njàmbaar waaye pas-pas la gëm-gëm la et loolu mooy li ñu indi fii tey te jàpp nañ ne sénégalais bu nekk boo amee engagement boo amee Pastef boo amee volonté war nga mun a yegg ci situation boobu et moi c'est exactement loolu laa gëm parce que gëwuma joxe jën dama gëm ne nit ñi bu ñu leen tegee ci yoon kenn ku nekk am na luy nelaw ci moom loo xam ne warees na ko mun a yee te ñi koy yee wala ñi ko war a yee mënta doon kenn lu mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew mi ñu war a waxtaan ak ndaw ñi. jërëjëf Bougane ci leeral yooyu di fàttaliku suñu bokk téléspectateur Diaspora Vision rek ne tey ànd naa ci waxtaan bi ci ganu bés bi ak Seydina Camara bokk ci rédaction bi beneen laaj bi Bougane mooy yow yaa nekk ci boppu mouvement conscience citoyenne gi ñu duppee gëm sa bopp ndax da nga yaakaar ne askanum réewum Sénégal gëmuñu seen bopp. mosuma wax loolu ma jàpp ne kàddu la gëm-gëm la gis-gis la bu ñu war a waxtaan ak kenn ku nekk ci ñun. xam nga dañuy wax saa su ne ñu ne mag ñi bu ñu dellu si waatoon ñu bari ci ñun danañ defaraat suñu toogaay parce que li ñu fi bàyyi ak li fi nekk tey méngoowul ak ñoom lañ ñu yéene woon ku xam Seydi Hadj Malick ku xam Mame Bou Kounta ku xam Seydina Limamou ku xam Serigne Touba xam ne ku nekk ci ñoom bëgg réewam moom la jiitaloon ci lu mu mën a doon taxawu askanam moom la ñu jiitaloon ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ci lu mu mën a doon tey Sénégal bu bokkee ci réew yi gën a ndóol ci àdduna bokk ci réew yi gën a yittewoo ndimbal ci àdduna bokk ci réew yi ëpp bor ci àdduna bokk ci réew yi ëpp njuuj njaaj njublang ak corruption ci àdduna je crois que mag ñooñu bu ñu dellu si waatoon danañ toog ñun ñii danañ xoolaat suñu toogaay parce que du yoon woowu lañ ñu tegoon Sénégal bu bokkee ci réew yi gën a ndóol ci àdduna c'est parce que dañoo bokk ci réew yi gën a néew lu ñuy liggéey ci àdduna àdduna mënoo ji anaana banaana sax mënta nekk kenn du ji ananas banaan sax fa loolu amut
kon bu ñu bokkee ci réew yi gën a ndóol ci àdduna c'est parce que dañoo bokk ci réew yi gën a néew lu ñuy liggéey ci àdduna yéen ñii nekk ci Italie wala ci diaspora sax laay wax ni ngeen di rayee seen bopp ci liggéey fii ngeen nekk du ngeen ko def Sénégal kon culte ak culture liggéey boobu jaadu na ñu delloosi ko inculquer ko réew mi pour nit ñi comprendre ne liggéey dong mooy tax réew avancé xaalis kenn du ko lijjanti dañ koy liggéey te fileeg delluwuñu nit ñi pour ñu comprendre ne xaalis liggéey moo koy joxe lijjanti du ko joxe nit ñi dañuy jàpp ne saa su ne pour nga tekki faw nga jël yoon bi gën a gàtt yoon bi gën a gàtt mooy dóor marto yoon bi gën a gàtt mooy njublang yoon bi gën a gàtt mooy naxaate et ci loolu la ñu bari di yëngu dem nañu ba ñu bari jàpp nañ ne boo bëggee am xaalis sax faw nga dem politique yi parce que politique naxaate la et comme ci naxaate woowu ñu ko wékk nous on s'est dit politique dans le sens étymologique du terme nekkut lu bon waaye bonal nañ ko ba kenn ku nekk jombale ko boppam est-ce que tey dañu war a continuer ci loolu est-ce que tey Sénégal situation bi mu nekk dañ leen war a seetaan ba jafe-jafe yi nga xam ne moom moo nekk ci réew mi war di continuer di law ñu ne nag kenn ku nekk am na ci part de responsabilité soit da ngay jóg wala soit nga ne damay xaar boo xaaree ña ngay xëccool romb la boo jógut ñi la jiitu doo leen dab kon li am solo mooy lan lañu war a def ba changer situation bi mais liñ koy changer it du doon nen lu mooy gëmloo ñi ne liggéey mooy tax ni tekki gëmloo ne réew mi bu waree changer ci loxo kenn ku nekk ci ñun la de. ndax yaakaaroo ne yàcc ràccal bi lu ko waral aussi ci askanu réewum Afrique yi ñàkk gis aussi lu ñu def moo ngi ci. ñàkk gisuloo def amut fenn xam nga li am solo mooy boo xoolee suñu population yi dañ leen nekk dugal ci benn politique de dépendance dugal leen ci politique gu mais tendu mosal ma ñamal ma mosal ma ñamal ma et malheureusement ñi ñu jiite di jouer politique boobu parce que loolu moom moo gën ci ñoom parce que fileeg askan wi ñu ngi jàpp ne bu ñu waree tekki faw politicien teg leen loxo bu ñu waree am dara faw ñu jiital politique donc askan woowu day jàpp ne moom lu mu war a am rek ci politiciens yooyu la war a jaar yéen ñi nekk ci diaspora bi bu ngeen liggéeyul fa ngeen nekk fayu leen fa impôt est-ce que di ngeen am droit au chapitre non par contre Sénégal dañ lay gëmloo ne état moo war a def ci askan wi alors que fii nga nekk muy Italie dañ lay gëmloo ne yow askan wi yow mii liggéey yaa war a def ci état bi ngir état bi mën la koo dellu. donc foog mu am ab coppite ci wàllu gis-gis. mais forcément ñun loolu la ñu woote parce que ki gëm boppam du toog di xaar ku ko dimbali ki gëm boppam du tàllal loxo ki gëm boppam du wékku wala mu wàkkirlu ci doomu aadama parce que dana gëm na ne lépp ci yàlla la tàmbalee te yàlla si boppam dafa ne yow ci sa bopp boo jugul soppi sa nekkin man mii suñu borom du ma ñëw pour soppil la ko kon gëm sa bopp googu moom yéen Sénégalais de la diaspora ci loolu ngeen nekk parce que réew ba ngay ñëw ci réew ma déggoo làkk ba ngay ñëw ci réew ma amoo fa mbokk boo ñëwee yow yaay débrouiller jaar sa yoon lijjantiku ba mën cee génn tey nga nekk bokk ci ñuy faj soxla mais kooku c'est parce que da nga gëm sa bopp moo tax nga yegg si foofu kon li ñuy woote mooy nit ñi comprendre ne liggéey dong moo mën a soppi Sénégal bu ñu bëggee soppi réew mi faw ñu comprendre de manière très claire que liggéey dong moo mën a soppi Sénégal et loolu bu ñu la ko waxee ne réew mi réew mu ndóol la il suffit tout simplement de regarder les chiffres jette un coup d'œil sur les chiffres et tu vas t'en rendre compte Sénégal tu as 128 000 personnes ñoom ñoo nekk ci dans le privé astaghfirullah 128 000 personnes ñoo nekk ay fonctionnaires ak i décisionnaires de l'État ñi nekk dans le privé di fayu weer motuñu 700 000 donc disons 700 000 ça te fait à peu près ñiy fayu weer Sénégal 828 000 la 828 000 sur presque 16 millions d'habitants c'est 5% de la population ñooy fayu weer bu dee fukki nit yoo jël ci Sénégal kenn dong moo ciy fayu weer wu dee fukki nit yoo jël ci Sénégal ñaar ñoo ciy taaba tey mu neex suba mu naqari mooy ñi nekk ci wàllu informel
kon boo boolee ñi nekk ci wàllu informel bi ñuy 3 700 000 plus 828 000 yi ma la wax ci kanam te ñuy fay weer wu dee boo ko boolee tu es à peu près moins de 4 500 000 ñuy am ci lu ñu jàpp ci Sénégal ci 16 millions d'habitants kon day tekki ne mais tu as 28,6% de la population ñoo am lu ñu jàpp ci Sénégal fukki nit yoo jël ñett dong ñoo ci mënal seen bopp juróom-ñaar yi mënuñu dara waaw kon balaa nga naan naam ne fa kon buñ nee la Sénégal dafa bokk ci réew yi gën a ndóol ci àdduna c'est parce que dañu bokk ci réew yi gën a néew lu ñuy liggéey ci àdduna loolu rek. donc il faut que ñu changer la donne. Elle est inévitable si on veut changer ce pays il faut nit ñi am culture liggéey da nga koy xool ci yéen ñi nekk diaspora ki lay ñaan paasu gàmmu depuis 10 ans moo lay ñaan paasu gàmmu chaque année mu ñaanaat la paasu gàmmu ki lay ñaan paasu màggal depuis 15 ans chaque année mu ñaan la paasu màggal alors que at ba at bu ci doon économiser 100 francs par weer wala 500 francs am na paas am yóbbal am charité mais il y a toujours cette politique de la main tendue kon yéen sénégalais diaspora yi jafe-jafe yi nit ñi dund kenn gënu leen ko xam lu ngeen comprendre la et loolu pour mu soppiku faw yéen ci seen bopp ngeen soppi jëfin wi xalaatin wi ak doxalin wi et tey yàlla dafa def ngeen nekk ay prescripteurs vous autres sénégalais de la diaspora parce que lu ngeen am seen réew ngeen ko yéene lu ngeen am yéen a ngi ciy dimbali seen mbokk lu ngeen am yéen a ngi ciy taxawu seen waa kër presque 2000 milliards le sénégalais de la diaspora di dugal Sénégal chaque année 2000 milliards c'est presque plus de la moitié du budget du Sénégal li nga xam ne yéen a ngi koy dugal ëpp na 2000 milliards mais ça veut dire tout simplement que vous êtes une frange yéen sénégalais de la diaspora mais da ngeen nit ñi état yi dañ leen war a bàyyi xel suñu nguur yi dañ leen war a bàyyi xel et je dis à tous les niveaux bari na ay jafe-jafe yoo xam ne yéen am ngeen ko yéen a ngi koy am di ko dund warees doon naa xool naka la ñu mën a def pour dimbali leen lijjanti ko ba jafe-jafe yooyu doon loo xam ne lu nit di fàtte la parce que nag ki nga xam ne daf laa amal njariñ ci sa économie da nga ko war a bàyyi xel bari na réew wala kuréelu tubaab yoo xam ne li ñuy indi ci réew ma moo gën a néew fuuf yéen sénégalais de la diaspora li ngeen di indi ci réew mi te ñooñu bàyyi nañ leen xel amaana sax xëy na dañ leen di tatagal di leen tëgal di leen nabb kon jaadu woon na yéen sénégalais de la diaspora seeni jafe-jafe jaare ko li ma wax mooy wàllum à la retraite gi nga am retraité Italie boo demee Sénégal boo ñibbisiwul ñu dagg lañ lay fay lu jëm ci wàllu permis yi yeneen réew yi war a mën a ñëw fii soppi seen permis di ko dawale yéen Sénégal bu ngeen ñëwee fii Italie pour soppi seen permis doon jafe-jafe pour yéen bu ngeen amee ko wàññiku ci yéen dañ leen di ketal ma jàllal ko mën naa def weer pour ñu dajale xaalis bu koy yóbbu bitim bu koy yóbbu Sénégal pour denc ko jébbal ko ay mbokkam c'est énormément de choses yoo xam ne difficultés yi nit ñi di jànkonteel ci wàllu am këyit ci wàllu organisation et cetera mais mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam dès l'instant que vous les Sénégalais de la diaspora am ngeen tolluwaay gi ngeen toll am ngeen poids bi ngeen am ci réew mi je dis jaadu na ngeen bàyyi xel ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew ma ci lu soppi seenu dundin il faut que nit ñi bàyyi xel ci ne affaire bi du wax dootut discours rek dañu bëgg discours di ko allier ak parcours dañu bëgg discours di ko allier ak i fait mbërum wax mënta méngoo ak mbërum jëf mais nañu fexe ba léegi mbërum wax ñu koy dendale ak mbërum jëf pour que wax ji bañ a doon wax nii rek parce que politiciens yi nag quoi qu'on dise ci seen jeu lañ nekk mooy ñëw waxtaan ak yow wax la li nga bëgg dégg naxee la li nga bëgg dégg bu ko defee ñu dem seen. comme ni ñu koy defee saa su nekk. mais ay fulla rek la ñu am nag. voilà jërëjëf Bougane ci leeral yooyu xanaa ma jox sama naataango Seydina Camara mu ubbi moom it. merci beaucoup Augustin président Bougane ñu ngi lay nuyu. di la dalal di la tàggat ndeysaan juste ñu team ki nga xamante ni si bala ñuy wax casquette dugg ci politique danañ njëkk a dugg ci affairiste tey bu ne la woon Bougane le climat des affaires au Sénégal ce jugement lan nga ci mën ñu wax. mais le climat des affaires xam nga boo waxee le climat des affaires suma mbokk yi nga xam ne seen jàng bariwul dañu naan kii ma ngay waxal ñi ci kaw
mais le climat des affaires mooy saxaaru poos rek poos bu daawoon saxaar te saxaaratul kooku sax ci climat des affaires daf ciy feeñ mburu ma nga daan lekk di ci def beurre jadida te tey nga ciy jël namme di ko ci dóor da ngay comprendre ne kooku boo ko waxee ni ko réew maa ngi dox xëy na dafay jàpp ne da ngay caaxaan rek donc le climat des affaires pour wàcc parce que li nga bëgg a wax quand tu parles de climat des affaires parce que entreprise yi ñooy doxal réew ñoo yorub réew mooy tax ñu xam ndax yëf yi mu ngi dox wala doxul malheureusement ñun tey au Sénégal on a un problème parce que loolu nga tuddee environnement des affaires yan affaire la qui sont les entrepreneurs au Sénégal quelles sont les sociétés qui marchent réellement au Sénégal le Sénégal est-ce que tey am nañu tissu industriel bi war a tax ñu war a wax ne ñun bokk nañu ci réew yi dog buumu njaam yi est-ce que bokk nañu ci réew yi dog buumu gàcce je crois que tey il suffit nga xool ni réew mi demee xam ne ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi dëkk ci réew mi le secteur privé ku ne xam ne dañ leen beddi ci lépp lu ñuy def ku ne xam ne ay étranger li ñu jiital damay wax tout le temps ba ci fii ci Italie gis ngeen mouvement bi jël lenge yi di doxal réew mi gis ngeen ba ñu ñëwee dañoo jiital ñoom Italie ak ñoom italiens yi waa France Macron ba ngeen ko gisee mu ñëw dafa ne la France en marche France la waxal Donald Trump ba mu jëlee Amérique dafa ne America's first Amérique d'abord ñun suñu lekk doyul suñu naan doyul puusuñu paasuñu ñu naan Sénégal pour tous yow boo amul dara boo ubbee ñëpp dugg looy lekkate yow donc je dis il faut ñu bàyyi xel ñun suñu bopp d'abord le Sénégal aux Sénégalais d'abord le Sénégal pour les Sénégalais d'abord parce que kenn du defar Sénégal jóge Corée ñëw defaral ñu ko kon ñun ñoo koy defaral suñu bopp kon bu ñuy sédd dañoo war a sédd Sénégalais yi d'abord et loolu encore une fois li tax l'environnement des affaires aujourd'hui n'est pas reluisant mu ngi tàmbalee ci le code des investissements parce que ce code des investissements tey moo permettre kenn ku nekk ku daggee ci lang ga mën ngaa jógee Sri Lanka ñëw ubbi société Sénégal jël capital bi moom ko à 100%. Mauritanie gii ñu dendal loolu amu fa réew yeneen yu mag yi ñu dendal yépp loolu amu fa boo bëggee ubbi société ci réew yooyu da ngay jël li ëpp ci société bi nga jox ko ab doomu réew ma mais ñun nag comme ñun suñu teraanga gi moom teraanga fépp la moo ñu yóbbee ci situation yi ñu nekk moo tax tey réew mi li ëpp ci liggéey yi nga xam ne ci réew mi la aaju dañ ko jël jox ko ay doomu bitim réew te du tekkiwut nag ne expertise bi nekkul Sénégal tekkiwut ne xam-xam bi nekkul Sénégal tekkiwut ne njàng mi nekkul Sénégal waaye dafa fekk ne ñi ñu jiite ñoom ñoo bëgg yëfi sàmbaalaat ñoom ñoo bëgg di taxan féetale wet jox ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew et loolu c'est préjudiciable à notre économie c'est préjudiciable ci li nga xam ne mooy suñu environnement des affaires moo tax loo ci gis ci jafe-jafe lañ nekk économie boo xam ne tey notion yëpp ku nekk comprendre na ni li ëpp solo ci li nga xam ne moom la réew miy doxee ci bitim réew lay jóge la ñuy jëfandikoo la ci ëpp ci bitim réew lay jóge xam nga réew moo xam ne en 74 déjà Sénégal commencé woon na di defar oto 74 même bu dutoon oto de qualité 74 xanaa tey fii 2018 74 ak léegi 46 ans xanaa bu dutoon oto de qualité sax xanaa kon tey doon na qualité waaye mais fi may wax ak yow nii mënoo monter welo yow Sénégal monter woo welo. merci beaucoup alors président ñu bëggoon a dikk ci li nga xamante ni si mooy diaspora. ñu seetlu ni ba nga duggee ci réew mi ba tey ak laata nga fiy dugg mën nañ ko tuddee yaa ngi leen di beral cër bu bëri di leen tagg ci kàddu ni ñu koy déggee di leen wax ju neex
waaw ñu bëggoon a xam ba xam gëm-gëm la comme ni nga tuddee mouvement bi wala da ngay jaar ci tànku ña fi jaaroon. jërëjëf mënta doon gëm-gëm lu ma dund la parce que j'ai été parmi les Sénégalais de l'extérieur donc mënumaa wax loo xam ne man bokkuma ca c'est-à-dire li ma lay wax lu ma dund la man kon xam naa li ëpp wala bokk naa ak yéen li ëpp ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy wax waaye nag xam nga réew duy caaxaan kon boo ciy liggéey da ngay wut ay nit ñu xarañ ci fànn wu nekk ba nga xam ne looy wax doo wax di sànni te di nga sàkku ñoom it ci seen xalaat ci lépp looy dugg ba ñoom lépp loo xam ne sumb nga ko danañ ci dugal seen loxo wax la ci lu dul dañ xam nga tey buñ ne Bougane ku mu àndal ci les questions migratoires ñu ne la Boubacar Seye Horizon Sans Frontières mooy délégué à la diaspora de Gëm Sa Bopp xam nga loolu ñi nga xam ne ñoo nekk à l'étranger di ay sénégalais de la diaspora ñoom seen xel dal na parce que dañoo jël ku bokk ci ñoom koo xam ne bu yeewoo ñoom lay yeewul buy lekk ñoom lay lekkandool buy xalaat ñoom lay xalaatandoo buy gént ñoom lay géntandoo xam seeni jafe-jafe ñu ne ko kaay jiitu te lépp lu jëm ci wàllu diaspora nga yittewoo ko kon bu ñuy wax ci diaspora mën nañoo bañ a juum ci ñaari fànn mooy li ma la wax ñi ñu ci àndal ñu ñuy xelal waaye man ci sama bopp man mi ko dund parce que nag làmmi ñu jàmbur mënoo caa tàqamti ko kon la ngay wax bu fekkee ne yow ci sa bopp da nga ko dund da ngay wax loo xam la et fu ci ne ak spécificité yi nga xam ne am nañu ko mais li biir li wérte wóor mooy tey sénégalais bu nekk extérieur sa yéene mooy boo amee problème mu këyit mu lijjanti ko sénégalais bu nekk extérieur mooy boo amee problème mu à la retraite boo ca génnee boo à la retraite nga mën a jot sa payoor même boo ñibbee Sénégal parce que kenn ku nekk ci ñun ñi loolu lay ñaan yàlla sénégalais de l'extérieur bu ci nekk bu doon sa sago nga am kër Sénégal te loolu it mu ngi ci biir programme bi tëral nañ ko yoonal nañ ko te wax nañu ko nee nañu li nga xam ne moom moo ëpp solo bokk na ci fexe ba sénégalais de l'extérieur bu nekk bu bëggee kër wala suuf Sénégal bu koy jënd ci jënd gu njëkk ga lépp luy taxe ak impôt ñu teggil ko ko parce que jàpp nañu ne li ñuy jariñ réew mi war na am lu mu leen delloo jàpp nañu ne jafe-jafe yi bu nit faatoo ñu koy ketal di ko majaalal je dis Sénégal war naa romb loolu parce que am na réew yoo xam ne fii kenn du leen ko defal ñoom ñoo koy jóg jël ko en charge defaral ko seen bopp bokk na ci seet nu ñu def ba sénégalais yi xaalis bi ñuy am bitim réew di ko bëgg yóbbu seen réew mu jafe lool fii ci Italie am na fi ay banques yu fi nekk yoo xam ne tey boo yónnee xaalis Sénégal di ko def ci compte Sénégal day jaar ci beneen réew ñu dog ca lañ cay dog mos ca lañ cay mos mu doog a yegg ci sa compte Sénégal parce que tout simplement ñooñu ay réew yu am fulla lañu rek parce que nag àddunay noggotante maanaam làmbi golo la rek ku mën sa morom daal ñu nit nañu fexe bay seet ñu ñuy noggatu ngi nit ñu mën a am ca ñooñe dara parce que nag suñu askan suñu réew suñuy doomu réew war nañ leen mën a encadrer ba jafe-jafe yi nga xam ne yenn ci ressortissants wu yeneen réew ñu ngi koy dund ñun ñu bañ ko dund et je crois que loolu moom mooy taxawaayu nguur moom moo war a doon taxawaayu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite parce que les Sénégalais de l'extérieur méritent beaucoup plus que ça Sénégalais yi nga xam ne dañoo nekk ci ay jafe-jafe dañ ne Sénégalais yooyu war nañu di leen encadrer ngir bu ñu nekkee ci ay jafe-jafe ci ngennub réew ñu def enquête ba mu bir ñu ne nii kat ñu ngi ciy jafe-jafe ñu encadrer leen jàppale leen pour ñu mën a dellu seen réew waxuñu ne dañuy jóg nag pour financer ñëpp parce que xam nga Sénégalais dafa bëgg lu yomb boo nee da ngay financer gars yi yëpp daw boobaak léegi génne nañ fi ay fonds ci financement nangam sangam ñaata nit lañ ci financer ñaata nit ñoo ca am est-ce que ñëpp ña bëggoon a am nañu donc ça crée plus de problèmes que ça ne règle parce que il faut ñu génne ci suñu xel ne nguur dafa war a génne xaalis di jox ay nit pour ñu liggéey mel na ni bu fekkoon ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite yitte woon nañu soxla sénégalais de l'extérieur xëy na tey bari na ci problème yoo xam ne dinañ ko dépasser parce que
ce qui est clair mooy ñoom ñi nga xam ne ñoo ñu jiite am na ci loo xam ne seen wàll la parce que ñoom bu ñu jugoon ngir lijjanti ko ak nguur ya ñu seqal xëy na jafe-jafe yu bari yaakaar naa ne dina féete boor ci wàllu sénégalais de l'extérieur. jërëjëf ci leeral yooyu avant may dikkaat ci Seydina gis nañ ne samp nga sa ndënd ci langue politique wala yaa ngi koy waaj a samp di nga ko gën a leeral. moo ruus yow ci ni nga duggee ci biir Sénégal pour nit ñi gën la xam. jërëjëf d'abord damay rectifier dugguma ci langue politique xam nga politique dañ ko tëggee noo xam ne tey képp ku ñu ne politicien nga jàpp nga ne saaga nañ parce que mooy wor. mooy tortuosité mooy antivaleur mooy nit ku jubadi mooy nit kuy sàcc mooy nit kuy wor mooy nit kuy wuruj mooy nit kuy wagajaane et cetera et cetera maanaam lépp lu bon rek féetale nañ ko politicien. ci mentalité sénégalais. non ci ñun Sénégal man kay Sénégal laay wax man waxuma waa Sri Lanka Sénégal rek moo tax may wax tey fexe nañu ba boo nee diw politicien la rek sàcc la ñuy gis ci moom. boo nee diw politicien la rek warkat li ñuy gis ci moom parce que image boobu lañ ñu wan image boobu la ñu véhiculer image boobu la ñu doxale waxuma ne nag politiciens yépp bon am na ci ay nit ñu gore waaye la ëpp ca ñoom doon nañu pombiteer ba yàqu ci biir saako bi ba laawaale lu bari ba tax na kenn bëggatul ñu dendale sa tour politique et li Sénégalais yi ëpp ci ñun rejeté gisuma man lu tax ma koy nangoo féetewoo man awma engagement politique j'ai un engagement citoyen parce que jàpp naa ne lii ma sumb bëgg sama réew taxawu sama réew moo tax parce que kenn du ne Bougane jóg na parce que day wut dërëm gu mu tey. waaw mais bu fekkee ne politique c'est la construction de la cité yow daanaka jëf yi ngay def tamit mun nañ ne politique. mais dama ne dans le sens étymologique du terme. mooy li nga wax waaw mais ñun est-ce que ñun ci suñu réew loolu la tekkiwut lool politique mooy la gestion de la cité ça c'est une définition étymologique dans le sens étymologique du terme moom mooy ni suñu dëkkuwaay nañ koy yore loolu moom mooy politique waaye politique ñun Sénégal boo ko waxee mooy njublang politique Sénégal boo ko waxee mooy ku dëng politique Sénégal boo ko waxee mooy kuy waraate bañ na ko ba jigéen ñi seen jaaro yooyu ñuy takk muy gaaw a furi jaaroy politique lañ ko tuddee c'est important. c'est important jaaro politique lañ ko tuddee parce que xam nañ ne jaaro yooyu jikko bi justul ni muy xonqe di briller ni nga koy gisee noonu lay furee alors kon est-ce que ñun dañu war a bàyyi xel li nga xam ne moom mooy définition étymologique politique wala dañuy war a bàyyi xel ñun nañu koy dundee ñun suñu réew nañu koy dundee suñu réew moo tax ma ne kenn bëggu ko kon man li nit ñi rejeté man duma ko féetewoo et bëgguma ko féetewoo. waaye politique la mais mun nañ ne politique d'une autre manière mais politique la. xam nga politique ci yonent bi alayhi salaam la tàmbale parce que bàyyi leen seen jàkka yi aljuma ñëw leen ci jumaa ji ñu àndandoo julli liñ ci jublu woon politique la woon ngir wane tolluwaayu jullit ñi bañ na ko ba dañ lay wax ne yoon bi ngay jaar booy julli aljuma booy ñibbi jaaral beneen yoon ba lañ ci jublu mooy wane tolluwaayu mbooloo mi kon politique la politique bonut moo tax ma ne la dans le sens étymologique du terme politique mooy la gestion de la cité mais tey bu fekkee ne fen wor xaste wax lu bon wagajaane sàcc loolu moom mooy politique mais loolu mooy ñun politique bi ñu gis ci suñu réew kon ma ne ñun bu ñu demee ba wóoluwuñu nit ba naruñu ko tuddee doom ndax ay jikkoom doyuñu mais kooku waruloo ko dénk sa avenir u doom si on est conséquent rek avec nous-mêmes mais tey bari na ci ñoo xam ne dañ naan la waa Bougane mais yow paraît-il da nga bëgg nekk président mais Bougane yow doo politicien parce que ñoom jàpp nañ ne politiciens yi li ñuy bon ñoom ñoo ñu war a jiite mais loolu ke fuñ ko binduñu ko fenn on n'a jamais dit que pour nga jiite Sénégal da nga war a nekk politique on n'a jamais dit que pour nga nekk maire ci dëkk da nga war a nekk politicien
on n'a jamais dit que pour nga nekk député da nga war a nekk politicien binduñu ko fenn gëm-gëm la rek comme ni ñu la gëmloo ne yow mi jàng alxuraan wala yow mi jàng arab waroo jiite Sénégal ñi génne daaray Kokki lu tax ñoom dès le départ wax nañ leen comprendre loo nañ leen ni yéen waru leen jiite Sénégal lu tax ñi jàngee Al Azhar comprendre loo nañ leen dès le départ ne leen yéen waru leen bokk ci ñuy jiite askan wi waaye ki jàng français di karawaatu kooku moom moo war a jiite Sénégal gëm-gëm la tu es d'accord avec moi gëm-gëm googu moo tax man ma jàpp ne gëw ma ne politicien moom mooy defar Sénégal. waaw mais comme yow tu es déjà dans l'environnement des affaires est-ce que ci sama xalaat mënoon naa yem ci loolu indi sama participation ci développement réew mi sans ma dugg ci politique comme ni nga ko waxee. tout à fait parce que tamit loolu mun nga def ay actes sans nga engagé wu. xam nga def ay actes moom yaakaar naa ne loolu ma ne su ko reproché Bougane parce que ba may def ay actes ak ba may taxaw ci luy dimbali askan wi wala luy jàppale askan wi yaakaar naa ne loolu du léegi 2003 laa lancé sama affaire bopp je crois que 2005 ak léegi ci loolu la nekk et fàtte ko dafay niru sax leneen 2012 ci la mbënd mu metti amoon Sénégal bi ma wootee fundraising pour nit ñi indi seeni dons en 3 jours j'ai rassemblé 500 millions de francs CFA ñoom gouvernement bii fi nekk bi ñu wootee nit ñi ne indi leen xaalis ndimbal bi ñu defee ñaari weer 2 milliards la ñu am benn milliard bi Serigne Cheikh Mati lay yal na yàlla yokk leeram moom moo ko participé woon kon day tekki rek ne nit ñi bu ñu la wóoloo am yaakaar ci yow am na loo xam ne waru la te ba ñu gérer 500 millions yooyu ñun bañ ko jëlee la ëpp ci xaalis bi ñu jox ko état ña nga xam ne ñun ñoo ñu joxoon xaalis bi dañu ñëwaat di kaas waru leen woon joxe suñu xaalis parce que bañ leen koy jox yéen ñii la ñu wóolu woon jox leen suñu xaalis yow Bougane yow la ñu wóolu parce que yow yaa woote xam nañ ne luñ la jox di nga ko def fi nga ko war a def moo tax sëñ Cheikh Gaynde Fatma waxoon ne nit ñi nañu leen di laaj lu ñu mën te koy def fu ñuy gis day yokk confiance tey Serigne Mountakha bu woote woon ne dafa soxla 10 milliards balaa muy def juróomi fan dana dajale 10 milliards mu romb ko parce que képp kuy yëkkati sa xaalis di ko ca def xam nga ne la nga koy jox du ko def mukk fu safaanoog la ko tax a jóg tey xalif général des Tidiane bu soxla woon 4 wala 5 milliards bu ko laajee balaa semaine bii daj dana ko am parce que ña ko koy jox xam nañu ne bu ñu li leen wóor mooy xaalis boobu du dem fudul ñoom fa ñu bëgg waaye suñu nguur yi ñu jiite nañu laaj ne askan wi cotiser leen milliards nga xam fii ak at du ñu am milliards en tout cas bu ñu ko xaaree ci askan wi fii ak at duñ ko am xanaa sociétés yi génne seen xaalis def ci kon day tekki rek ne ñun li ñuy def xaaruñu bay wut di def bañ doon def dañ doon def ngir yàlla la preuve li may wax ñi may liggéey loolu ñu ngi may déglu madame Dramé comptable la boo xam ne ci ñun la nekk mais léegi dafa dem ba dañ ko féetale wàllu social bu xëyee suba du def lu dul dem ci hôpital yi fay facture jëndi ordonnance taxawu nit ñi dimbali nit am ay nit ñu ko woo ne ko dañoo bëgg Bougane wax ñu naka la ñuy def ba parrainer ko madame Dramé ne leen lu tax ngeen koy parrainer lu tax ngeen bëgg ko parrainer ñu ne ko dafa fajoon suñu doom mu woo ma wax ma ko ma ne ko dellul nga wax leen ne nañu xool ku leen neex ñu parrainer ko parce que la ma jëfoon ci seen doom ba ma koy def defuma ko woon ngir ñoom ñu parrainer ma dama ko def ngir sama digganteeg sama borom xam nga suñu borom bu la joxee paan te siwo doy la war nga xam ne li ci des wala li ci ëpp du pour yow dafa jaar ci say loxo et man loolu mooy lu ma gëm donc gëm-gëm la donc c'est juste pour dire de manière très claire la ñu doon def ci wàllu social la ñu doon taxawee ci wàllu social la ñu doon yittewoo ak taxawu askan wi jubluwuñu ci lenn lu may suñu diggante ak suñu bopp. Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh dafa doon wax kenn kàddu gi yonent bi goo xam ne chaque fois daf ko doon dugal ci ay waxtaanam mu ne nit ki bu fekkee ne yittey askan wi yitteelu la jàppal ne bokkuloo ci askan wi yow yaa ci dugal sa bopp kon
jaadu na ñun lépp loo xam ne lu war a yitteel askan wi la ñu dugal ci suñu loxo et loolu encore une fois gëw ma ne soubassement bi wàllu politique la wala yéene bi moo doon def li nga xam ne moom moo di wàllu politique. Et li ma wax encore une fois je reviens là-dessus moi j'ai un engagement citoyen parce que li ñuy yóotu du pour yow du pour man du pour ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan ci la diaspora di les Sénégalais de l'extérieur mais c'est plutôt pour suñuy doom tey sa doom bi nekk Sénégal est-ce que tey mun ngaa waat ne dans 15 ans lii lay doon est-ce que mun ngaa waat ne dans 20 ans lii lay doon sa doom bi nekk Italie est-ce que mënuloo waat ne dans 20 ans. pour ñun l'avenir est incertain. non dama ne est-ce que sa doom bi nekk Italie mënoo waat ne dans 20 ans nangam lay doon mën nga ko wala mënoo. mën naa ko. waaw léegi lu tax mën ko fii mënoo ko fa. mooy li ma la donc ci ñun l'avenir est incertain. pour mais justement nag incertitude boobu nekk ci avenir dama la bëgg gëmloo ne ci yow la parce que yàlla bi mu ñu wàccee jox nu xalaat jox nu kàttan la pare ci ñun kon war nañoo mën a ñun góorgóorlu ba suñu aveniru doom ni mu amee certitude fii en Italie ñu war a góorgóorlu ba suñu doom yi nekk Sénégal seen avenir boobu ñu war ci mën a am certitude pourtant ñi la jiite te yow ngay liggéey di siim seen cere ñoom am nañu certitude seen avenir doom waaw pourquoi yow mi nga xam ne yow yaay ñaq di jariñu di siim ñoom seen cere ñu yaakaar la yow pour yow ñoom ñu mën a tedd ñoom ñu mën a assurer seen doom seen ëllëg yow mënuloo assurer sa doom ëllëgam mais xanaa kon kay war nañoo taxaw ñu nit xoolaat suñu bopp nag mag mu nekk xanaa liñ koy naxee mu nangu ko dagan na mbéjum kanam borom ma koy fajal bopp. gis nañ ne aussi avant may ñëwaat ci Seydina def nga ay kilomètres yu bari ci biir réewum Sénégal pour xamal nit ñi lan mooy ce mouvement citoyen bi di gëm sa bopp ndax nit ñi xam nañ la bu baax ak lan moo jot a ruus yow ci tournée boobu nga def mu mel ni aussi Macky Sall dala xaw a inspiré. Macky Sall daf ma xaw a inspiré Macky Sall bi mu amee at yi ma am deful li ma def amut li ma am ma ne Macky Sall bi mu amee at yi ma am deful li ma def amut li ma am. non en matière de stratégie foofu lay waxee pour préparer ay élections. loolu laa lay wax nit ku ne li nga koy gënee booy sangu doo ko summi foofu laay wax ci loolu laay wax man ak yow xam nga tey turu Bougane Gueye dem na fu nekk ci biir Sénégal te jëmmam yeggu fa turu Bougane Gueye ñu bari xam nañu ko dégg nañu ay jëfam te gisuñu jëmm ji dëgg la wala du dëgg kon jëf ju baax mënta neen te bañ koy defit xalaatuñ ci woon lii yëpp parce que lii tey jàpp naa ne suñu borom mission la buñ ñu teg parce que képp ku ma xam-xam na ne mësuma intéressé wu ci loo xam ne da ngay jóg di fés moi j'ai toujours été un homme de l'ombre Sen TV maa ko moom 2013 lañ ko 2012 lañ ko taxawal 2012 2013 laa ci mus a wax benn yoon parce que gouvernement bi dañ ma songoon bëgg maa yóbbu sil xafaar beneen ba ca desoon 2018 la mooy bi ma jógaatee ci gëm sa bopp te la ma waxoon 2013 booy xool daanaka même chose laa répété waat 2018 mooy ne musuma laaj nguur musuma sibooru nguur musuma taxaw ak nguur musuma yuutu dara ci nguur te tekkiwul ne nag dañoo jéem nañu moom jéem nañu saa su ne yegg nañu ba dem ba ci sama sëriñ moom Macky Sall yegg ba dem ci sama sëriñ ñu jàkkaarloo toog ci ëtt mu boole ma ak moom mbooloo mi yépp dégg mais oui jël na ma ñetti yoon ci avion ñu dem yéeneem yépp di ñëwal nga ànd nag man nga liggéey ak man waaye man gëwuma loolu kon dama ne demoon ànd ak moom Macky Sall moo gënoon yomb ci man. ñàkk bokk vision la wala lan la. dama gëmul politicien man maa gëmul politicien parce que ñoom ñëpp benn finalité bi rek la ñuy am ba fa muy yem naxe mbaay lay doon dégg nga maire yi kenn ku ci nekk da lay wax naan la man diw laa doon àndal waaye gisatuma ci sama bopp
parce que ñoom ñëpp jàpp nañ ne dañ leen di nax waaw mais est-ce que réew mën nañ koo mooñ tëgg ko ci naxaate xam nga nee naa la naxaate bi njëkk mooy gëmloo population bi ne leen man nguur man maa war di def ci yéen alors que yow mi nekk ci diaspora bi gis nga ne réew ya nga nekk population bi ñooy def ci nguur c'est tout à fait le contraire alors rapport boobu ñu biaisé naka lañ ko mën a dundee ñun ñëpp ba pare ñu ñuy wax lu contraire ñu war koo nangu ñun xanaa kon ñun liñ ñuy naxe ñun ñii ñoo ko bëgg moo tax man la sànq mag mu nekk liñ koy naxe bu ko nangoo dagan et ñoom ci seen stratégie la ñu nekk ci seen yéene la ñu nekk donc de manière très claire est-ce que damay def la même stratégie que Macky Sall non li am solo mooy ñin ñi xam nañu Bougane ci dégg waaye jëmmu Bougane umpale nañu ko te man dama gëm ne sénégalais du woteel nit koo xam ne xamu ko même bu ñu la déggee ci lu baax faaw ñu xam la sénégalais dafa bëgg ko yëg moo tax bi ñu demee keroog Fuuta ñu dem ba benn dëkk bu tudd Goggo amub bus bu paan comme ay 4x4 yu ñuul laa yore bi ñu dawee ba ñëw ba ci bus bi dafa ngiro ci ban bi parce que yoonu Fuuta musiba la ku ne xam na ne diggante njum dem ba Ourossogui jéggim siraat bu tawee ba ban bi nappaajoo oto bu ne mun na faa ngiro bus bi ngiro ñun ñu yor 4x4 yu ñuul yi di daw jëm si ci ñoom ñu arrêté ñu après commencé ñaxtu wuy seen tali yu bon yi nangam ñu wàcce ma wàccee verre bi benn waaye ne waaye gaañ da ngeen juum de kii gëm sa bopp la de mais bi mu ne gëm sa bopp la maire yi toogoon ci suufu garab gi ñëpp dañoo daw jëm si ci oto bi et ku ci nekk ak ñaan gi mu lay ñaanal te musuñu laa gis sa jëf rek la ñu dégg kon moo tax ma ne la jëf ju baax du niin. kon atteindre 1 million de parrains yi daanaka dina yomb ci yow ci li nga yaakaar. pour man le problème c'est pas atteindre 1 million de parrains il faut d'abord analyser c'est quoi lan mooy impact bi bu ñu yeggee ci 1 million de parrains xam nga nee naa la 65000 signatures boo ko amee mooy 1%. 1% boo ko amee ci ay élections doo ci grand mbubb si lettement nga ca et comme nous on veut jouer les grands rôles et que les 19 points contenus dans notre plaquette dans notre esquisse de programme 19 points yooyu du pour Bougane pour askan wi la mais xam nga li may wax rek ku añaane sa ndono sa deewin ñaaw tey ñoom def nañu parrainage yaakaar nañ ne mën nañ cee segg ay nit man dama cee gisub ngëneel parce que suñu classe gii nga xam ne lii musuñoo intéressé danañu permettre document bi ñu mën ko soumettre Sénégalais yi ne leen ñun kat lii la ñu bëgg yore réew mi et genre baromètre lay doon ci ñun pour ñu mën a xam est-ce que fii ñu jëm nit ñi bëgg nañ ko wala bëgguñu ko tey politicien bu dem élection am 15% ak sa projet de société mais ça veut dire tout simplement yow askan wi li nga leen di proposer bëgguñu ko dëgg la wala du dëgg nga demaat yeneen élection am 11%. ça veut dire que li ngeen leen di proposer ba tey bëgguñu ko léegi nga nar ñëw a demaat beneen élection encore muy ñetteelu élection léegi nga amaat 7% yow askan wi moo la tax a jóg wala yow sa bopp moo la tax a jóg il faut qu'on se pose les bonnes questions tey Amérique mos ngaa gis benn candidat bu lajj élection ñëw dellu si waat présenté nekkul ci constitution bi pourtant nekkul seen constitution mais dem nañu ba ñoom ñu am gentleman agreement boo xam ne kenn ku nekk xam na ne lii mooy li gën ci ñun. boo demee élection nit ñi nanguwuñu projet de société bi nga leen proposé ça veut dire tout simplement que li nga leen bëggal ñoom gis nañu leneen lu ko gën war ngaa mun a dem seeti leneen moo tax ma ne la ñun laata ñuy yegg ci élection bu ñu amee entre 500 000 ak 1 million day tekki ne obligatoirement deuxième tour day am xam nga ci calcul basique rek boo amee entre 500 000 ak 1 million mooy ne deuxième tour mënta ñàkk. luy am lay doon waaye bu fekkee ne nag yow da nga bokk ci ña nga xam ne ñoom ñooy dagg ndawal la mais bu boobaa
kenn ku nekk dina comprendre ne sénégalais yi kat lii ñu leen proposé moo gën ci ñoom parce que ñoom adopté nañ ko mais bu fekkee ne ñoom sénégalais yi rejeté nañ ko maanaam amuloo 500 000 signatures minimum ça veut dire tout simplement que le projet de société bi nga proposé nit ñi bëgguñu ko li fi ne moo leen gën a. samedi bii passé dem nañu Thiès ku ne gis na li xew Thiès dañu laaj Maniang Soumaré ñu bañ ñu laaj place de France ñu bañ ne ñu ndam lu foy champ de course gi daal moo fi des xam nga boobu ñu ngi ñuy wut a toroxal waaye ku ne xam na ne yàlla mu nga ak leneen lu saf lu dul kalaj ba ñu demee ku ne gis na la fa xew ku doon naatable naan Thiès dafa am borom danaan xam kan mooy borom Thiès et bi nga gisee waa Thiès ñoom ci seen bopp génn wax seen chiffre ils ont dit en 10 jours de collecte ils sont à 10 697 12 697 signatures ci parrainage pour une petite structure pour une philosophie un mouvement ay nit yu jóg yoo xam ne seenu yéene joxoo ci kenn 1000 francs joxoo ci kenn t-shirt joxoo ci kenn dara c'est comme yéen au niveau de la diaspora tournée bi ñuy def saal yi yéen a koy fay taxawaay bi yéen la ci seen biir defuñu ci ñun suñu dërëm nga xam ne yéene dong ngeen ci am xaaru leen ci dërëm xaaru leen buggaan jox leen 1 franc bu bëggee fay ngeen ni ko non 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 bàyyil ñun ñu fay mais je dis loolu ku mu doyul dara dootu la doy kon man aw ma problème mu 1 million aw ma problème mu 65 000 signatures xam nga tey ban problème laa am kóolute gi sénégalais yi am ci man lan laa war a def ba lii ñu teg tey ci sama ndond mu doon loo xam ne du leen jural réccute man fi mu nekk nii loolu moo ma tere nelaw xam nga malheureusement Sénégal bu ñu fi falee nit ay mbokkam dañu naan alhamdulilahi rabbil alamin sama mbokk géwél yi daal di daw wër la ñu naan ah sa liggéeyu ndey la sa ndey ko fi liggéey alors que buñ la falee da ngaa war a ñaanlu mais responsabilité bu yokku la mais woy bi dafa am solo ëllëg yow yaa fi def nangam sëñ Touba dundul téeméeri at waaye bana fi liggéey guy romb téeméeri at Seydi Hadj Malick dundul téeméeri at waaye liggéey na fi liggéey buy romb téeméeri at donc la longévité ce n'est pas le fait de traverser des décennies c'est de réaliser de grandes choses qui vont résister à des siècles kon man li ma bëgg moo tax bi nga may tëkkalee sànq naan ma li mu def ak la nga def yamul man dama bëgg dugg ci histoire au Sénégal dama bëgg ñi ma àndal ak man ñu dugg ci histoire au Sénégal tey ñi ñuy kañe Paul Kagame li ñuy wax ci Thomas Sankara li ñuy wax ci Mohamed Mahathir li ñuy wax ci buuru Dubaï loolu laa bëgg ñu gis ko Sénégal jaarale ko ci gëm sa bopp yéene boobu laa am. jërëjëf Bougane di fàttaliku suñu bokk téléspectateurs yi rek ne ñoo ngi dalal tey ci suñu émission ganu bés bi kii di Bougane Gueye Dany nekk ci bopp mouvement gi ñu duppee gëm sa bopp ma bàyyi Seydina mu dikk moom it. merci beaucoup Augustin ni ngeen ko xamee Bougane tàmbali nga dugg ci diaspora bi nga beral ci Italie place de choix moom nga ubbee cër boobu ndax jàpp nga ni jox nga ko diaspora bi wala Italie fi bu ñu xamee 19 points yi nga jël da ngaa jël 16e point ba nga dugal ci sa politique migratoire. absolument nan nga gisee par ordre prioritaire nga tegee say ci plaquette bi esquisse la nga wax waaye ndax place boobu place de choix la par rapport ak ni nga ko gëmee ba jiite ko. xam nga lu tax ñu jàpp ne place de choix la parce que 16e point bi sur 19 regarde bien. Premier point civisme la parce que jàpp nañ ne xelu nit ñi le culte du travail l'amour de son pays bëgg sa réew hubbul watan minal iman bëgg sa réew dafa bokk ci jaamu yàlla loolu du samay kàddu gëm-gëm la bu fekkee ne dañ ne bëgg sa réew dafa bokk ci jaamu yàlla kon jàpp nañ ne faw nit ki ñu tàmbali gëmloo ko réewam ci boppam moo tax ñu def numéro 1 civisme et culte du travail
nga xool yeneen point yépp réduction des dépenses de l'État, réforme institutionnelle, lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, etc., etc. loolu ay décisions la yoo xam ne c'est des décisions politiques maanaam ñi jiite mooy jël tout de suite mën na ko exécuter ñu ne li jàmp tout de suite mënees na koo def léegi. après nga gis santé ñu ñëw ci éducation ñëw ci transport etc., dem ba 16e point def fa question migratoire mais da ngay jàpp ne la ko jiitu lépp jàmp la pour réew ma ci boppam tout de suite waaye xoolal la ñu mujje sport la ñu mujje ak culture bokkul ci luy développer réew mais dañ ko war a cëral googu ñu ko cëral moo tax ñu def ko 19e point nee naa la en 2014 dañu dikk ñaari université Hampâté Bâ ak université Sine Saloum ñu ñëw 2018 ñu inauguré ñu Diamniadio Arena ak arène nationale ba fi tey ay booy ñu ngi am bac kenn mënu leen orienté ay booy ñu ngi leen di orienté ci privé bi bu ñu jàngee 3 mois ñu dàq leen parce que kenn du fay école privée yi xaalis bi ñu leen yoreel kon il faut ñu wax ñu ñun ban jeunesse lañ bëgg jeunesse bu am xam-xam lañ bëgg wala jeunesse buy làmb lañ bëgg donte bëgg naa làmb mais dafa am loo xam ne priorité la réewu Amérique prioriser technologie moo tax tey ñu am YouTube moo tax tey ñu am Google moo tax tey ñu am Apple moo tax tey ñu am Microsoft moo tax tey ñu am Yahoo Amazon and all things around waa France gis nga ku ne xam na ne lu baax lu neex lañ bëgg ils sont dans le luxe ay Dior ay Hermès et cetera la ñu bëgg suñu borom jox na leen ko waaye ñun lan lañ bëgg ñun luñ bëgg. ci loolu laay tàppee ne la Bougane nee nga doo politicien Bougane nee na du opposant Bougane nee na il n'est pas avec le parti au pouvoir. oui. Bougane mooy kan mooy lan la proposé. ñun ci gëm sa bopp dañ ne nous on n'est pas des opposants on n'est pas avec le pouvoir loolu dañ ci bëgg mu leer ne nekkuñu ci seeni querelle politique nous on est des proposants xam nga jusqu'ici tu entends une troisième voix nous sommes la nouvelle voix une troisième voix peut être une voix de plus mais une nouvelle voie c'est une autre voie xam nga ndax comprendre nga fi may wax donc c'est important ñun on est des proposants dañu ñëw ne ñun lii la ñu gis lii lañ bëgg réew mi jaarale ko ci yoon wii waaye tekkiwut ne ñun dañu ñëw pour lëngoo wala àndandoo xam nga yenn saa yi sax ñu wax ñu oui est-ce que vous êtes dans une logique d'alliance je dis nous on n'est pas dans une logique de coalition ni dans une logique d'alliance parce que ñun jàpp nañu fu coalition am paccoo am na fa réew mi la ñuy tong-tong donc ñun mënuñu woote li ñuy woote ci gëm sa bopp ba noppi di nekk ci logique gu paccoo li ma lay wax nii motul ñetti fan parti politique ñëw nañu seet si ma oui dañu bëgg xam dans quelles conditions la ñuy liggéeyee man leen maa ngi leen di déglu ñu ne oui mais bon dañu bëggoon xool les tenants et les aboutissants d'une collaboration qui aboutirait à une coalition Boubacar Seye mu ngi ne duma bàyyi ma fe ma ne ko jàmbaar ñun coalition wuñu liggéey bi nag moom bu ngeen bëggee ñëw leen ñu àndandoo ñu liggéeyandoo pour réew mi pour le Sénégal pour nos enfants mais bu dee logique gu bii bukki bii njuur bii sàmba bul sonn kenn du ma limaale man ci loolu bu ñu yeggoon ñoom ba war ko defal seen bopp dañuy dem def ko seen bopp mais kenn du ci limaale Bougane Gueye nee naa la moi j'ai 41 ans li ma war a dund dafa des ñi ñu jiite am na ci ñoo xam ne ay 82 ans lañ am ay 83 ans donc man war naa dundaat gën ci a néew ci lu ma jàpp beneen 40 ans waaw 40 ans boobu xanaa man war naa mën a góorgóorlu nag ba fi way nag pour samay doom nag xanaa wala samay sët
moo tax yenn saa yi buñ nee ma wuy Macky Sall est-ce que nekkul ne da ngay liggéey pour Macky Sall man leen mais yéen il faut nag nit ñi quand même à un moment ñuy yeew Macky Sall nguuru na ak ñamu àndal pendant juróom-benni at ak genn wàll mu mën maa muñ man waaye xanaa war naa am fulla muñ ko juróom-benni weer moo ko fi dese. Bougane dégg nañ esprit américain bi ngay demee ndax jaar nga fa. am loo fa def. nga waxaat ñu léegi ne ci esprit américain nekkul ci constitution bi boo présenté woo amoo mooy ne tekk na offre bi d'accord wuñ ci dootoo dellu si waat daanaka. ndax taxawaay boobu nga nar a am ci biir Sénégal. mais man yegguma foofu sax man yegguma sax ci présenté dama ne man projet de société bii ñu leen proposé bu ngeen ko bëggulee du ma sax présenté moo tax ma ne la ku añaane son ndono sa deewin ñaaw xam nga dama ne la projet bi ci boppam ñun dañ ko soumettre Sénégalais yi ni leen 500 000 signatures minimum 1 million maximum. mais boobu da ngaa yem ci ne buñ ko matalewul duñ bokk ci bii. waaye même bu bii jàllee ndax na nga danañ séntuwaat Bougane ci beneen. waaye bopp bët du yéen waaye xam na lu bopp attan bëgguñu la kay muy bëgguñu la. jërëjëf. bëgguñu la fëgg nga ubbi luñ la. waaye xanaa da ngay dem seeti feneen nag man li ma wax daal mooy bu ñu mënul yegg ci 500 000 signatures yi nit ñi mënuñu ñu koo jox mooy tekki ne lii fi ne moo leen gënal bu boobaa ñiy jàmb carotte dellu ci njàmbum carotte. ñiy waas dellu ca waas ga tailleur yi dellu ca atelier ba et cetera et cetera pour moi c'est pas difficile xam nga tey nee naa la lii ma jógte wóor na Xaadimu Moustapha ne samay njaboot ak sama mbokk bu ma leen tàggu woon du ma ci dugg ba ci sama sëriñ damaa dugg ba noppi ñëw ne ko Mbàkke dugg naa loo ma ci tere ma def loo ma ci wax ma bàyyi xam nga ne doo ma bàyyi du ne ma bàyyi parce que soobu naa ba noppi donc c'est juste pour dire am na ñoo xam ne bu ma leen ci tàggu woon du ma ci dugg parce que niñ koy defee moo ñaaw niñ koy defee moo salte ba kenn bugg ci dugg sa bopp ba Bougane jógeeg léegi lu ne yaa ngi koy dégg ñaaw téef bon gu nekk ñu teg ko ci taabal bi ma ciy remercier waa Jamra parce que gis naa ñu def ci communiqué di weddi naan Bougane du franc-maçon Bougane franc-maçon la Bougane homme à femme la Bougane day mandi man du ma dox nekk naa Amérique ñetti at musuma faa naan café sëñ Saliou moo may jox café ma naan ko ak sëñ Mbacké Soxna Lo te ñàkk xam nu ma leen di def mooy tax may forcer café ga ñooñu rek ñoo ma mus jox café ma koy naan donc c'est juste pour dire que gàkkal nañu mbir mi ba kenn ku nekk am nga yaraanga sax dugg ca bu ñu amoon luñ ma songe dañ may song ci impôt waajal naa sama bopp bu ñu amoon luñ ma songe dañ may song ci douane waajal naa sama bopp parce que xamoon naa ne tôt ou tard danañ jëm si ci man bu ngeen fàttalikoo 2012 non jikko la 2012 ba ñu askan wi joxee 500 millions dañoo jël këyit yi aaju ca dépense yooyu yëpp 2012 laa lay wax de booba Mimi Touré mooy premier ministre bu ma juumut non sawurla Abdoul Mbaye moo doon premier ministre lépp luy dépense yu ñu def ci 500 millions yooyu dañoo jël preuve document yëpp yóbbul ko Cour des comptes pourtant on n'était pas soumis ñun bokk ñu joon mais dañ ko jël yóbbul leen ko biñ leen ko yóbbulee ñu jël ko accepter document bi accepter kayit bi accepter état yi ba pare delloo ñu les preuves justificatives ne ñu bu ñu soxlaa preuve yi danañ leen woo ñu am lettre Cour des comptes am lettre premier ministre d'alors c'est juste pour dire que suñu transparence ak suñu bëgg mu leer du lii mais tey yegg nañu foo xam ne fu ne ñu ngi koy jéem lu ne ñu ngi koy lëñbët bu ñu demee nag ba desul lu dul sos desul lu dul yàq sénégalais yi dofuñu xam nañ ne lu ñu fi waxutaloon Bougane bu ñu ko waxee tey xam nañ ne la muy yuutu moo tax nit ñi dofuñu
malheureusement ñoom loolu la ñu xam mooy li ma wax sànq buñ ne politicien nga ne wax ko tuuf safaan buñ ne politicien nga ne sàcc buñ ne politicien nga ne nangam lépp luy contre valeur ñoom ñu incarné ko ci biir société bi jaadu na nag ñun tey sénégalais yi vous les sénégalais de la diaspora ngeen xam ne li xew ci réew yi ngeen nekk ci wàllu développement c'est possible chez nous bu ngeen ko gëmee suñu borom def ko bu ngeen jàmbatee mu jéppi ñu bu ngeen jéemee mu jox ñu solution et aujourd'hui solution bi mooy àndandoo ngir soppi Sénégal. Le Sénégal a besoin de vous. Le Sénégal a besoin de ses dignes fils. Le Sénégal a besoin d'hommes de valeur. Et aujourd'hui yéen da ngeen koy incarner kon li am solo mooy naka la ñu war a def ba suñu réew soppi ko et nous avons les moyens parce que moyen bi ci jiitu mooy engagement mooy pas-pas mooy volonté mooy abnégation mooy gëm-gëm gi. et li ma wóor mooy sénégalais yi ci seen bopp xam nañ ne ñoom mën nañoo soppi seen réew. jëf Bougane xam naa ci politique sax la ñuy jeexalee parce que ñoo ngi may signaler ne juróomi minute moo ñu dese pour ñu tëj émission gi gis nañ ne am na ñaar politiciens yoo xam ne daanaka pour jëm ci jongante jël jiitu réew mi daanaka galgal na leen ci wàllu yoon muy di Khalifa Sall ak Karim Meïssa Wade lan mooy sa gis-gis ci procès boobu ak ni mu ruusee. yow yaa ko wax. yow yaa ne galgal nañu leen ci wàllu yoon maanaam utiliser nañu arme non conventionnelle yaa ko wax galgal nañu leen ci wàllu yoon yaa ko wax ci sa gis-gis sa gis-gis googu amaana ñu bari ci réew mi ak ci sénégalais de la diaspora partagé nañ ko mais ñun ci biir document bi ñu joxe muy esquisse de programme bi dañu ne nit mënta buur di bummi mënoo nekk juge et partie. La séparation des pouvoirs, elle est bel et bien, elle existe au Sénégal. Mais est-ce qu'elle est effective? Ku ne xam na ne justice dañ koy xooloo place dañ koy jëfloo muy jëf est-ce que noonu la war a dem ñu ni ñun njiitu réew waratul nekk président conseil supérieur de la magistrature mënu jël ay nit bëgg leen a jiite ba noppi bëgg doon ki leen di àtte ba noppi wëlbatiku bokk ak ñoom lang gi di xëccoo ak ñoom j'ai dit c'est pas possible mënta nekk kon président du doonati njiitu conseil supérieur de la magistrature dañ ne carrière magistrat yi cour suprême moom moo ko war a gérer mën nañu organiser wu ba ñépp ñi nga xam ne dañoo war a jiite ay instances de décision au niveau de la justice mu nekk ñoo xam ne ñoom ci seen biir ñoo leen di tànn ak un mandat précis validé nag par l'Assemblée nationale parce qu'il faut éviter le syndrome italien ku ne gis na indépendance justice ba ñu bëggoon jox Italie gis nañu musiba ga mu jur donc kon lu ci ne rek warees nga cee jànge ba mu doon njariñ loo xam ne da nga koy amal ci sa biir réew lu jëm ci wàllu administration bi ñuy politiquer ñun ci biir document bi dañ ne kuy liggéeyati ci administration dootoo politique comme ni mu amee ci réew yu mag yi ki nga xam ne li nga yor moomoo ko man dama cee bokk mën naa bañ a bokk ak yow gis-gis nga ne ok y a pas de problème mais comme man maa féete fii man maay def lu ma neex parce que man maa féete ak parti au pouvoir je dis loolu dafa war a dañ transhumance tey nga nekk fii suba nga nekk fële tey nga bële suba nga jaune ku nekk ñaxtu na ko méttitlu na ko ci biir document bi dañ ne képp koo xam ne nekk nga ci parti ñu lay fay ci budget état maanaam nga am looy gérer mu nekk ressource bu jógee ci budget état am na diir boo xam ne mënatoo jógee ci parti sangam pour dem ci parti nangam et c'est pour lutter contre la transhumance constitution bi ñuy jël di ko tailler sur mesure wutee tailleur ñu lay koy daggal ni mu la neexee dañ ne constitution bi buñ ci defatee changement 15 ans après lay entrer en vigueur xam nga kooku bu fekkee ne ñetti mandat ngay traversé doo ci def loo xam ne sa njariñ la yow loolu moo tax Amérique depuis 200 ans seen constitution kenn musu koo laal parce que boo ci indee coppite 25 ans après lay entrer en vigueur sa sët sax du ci jariñ jërëjëf Bougane moom lañ doon dalal tey ci suñu émission ganu bés gi Bougane nag nekk ci bopp mouvement conscience citoyenne gi ñu tuddee gëm sa bopp Bougane dañ lay bàyyi rek nga tëj. sant kàdduy sant la kàdduy mbokku sénégalais bu ànd ak yéen ci jëmm ju xeebu am yéene jàpp ne liy soppi Sénégal ci kenn ku nekk la war. jaaykatu mburu bi war na ko
ki teg taabalam di jaay ndékki war naa xam ne dafa war a bokk ci liy soppi Sénégal kii dawal saret war naa gëm ne dafa war a bokk ci liy soppi Sénégal ki teg taabalam di jaay géej gi war naa gëm ne dafa bokk ci lu war a soppi Sénégal à plus forte raison yéen les Sénégalais de la diaspora nga xam ne da ngeen nekk fi ngeen nekk di ñaq lu ngeen am seen ñaq moom moo leen ko may ba noppi ngeen di wëlbatiku di dimbali ak di taxawu ñi ngeen bàyyi ginnaaw kon li ma gëm man mooy il faut une gestion participative une gestion inclusive boo xam ne kenn ku nekk ci ñun war naa jóg dugal loxoom ci liy soppi Sénégal Sénégal président du ko soppi Sénégal ministre du ko soppi Sénégal assemblée nationale du ko soppi sénégalais yi ñooy soppi Sénégal bu ñu bëggee loolu mën naa nekk bu ñu nekkee di jàmbat suñu borom jéppiñu bu ñu jéemee mu jox ñu solution et je dis c'est bel et bien possible ce que l'Éthiopie a réussi ce que le Rwanda a réussi ce que le Botswana a réussi pourquoi les Sénégalais ne peuvent pas réussir ça dans les années 86 dañ doon jël suñu xaalis di ko dajale di yóbbu Éthiopie di leen dimbali tey Éthiopie c'est la Chine de l'Afrique tey Éthiopie ils sont à une phase d'industrialisation légère extrêmement avancée tey Éthiopie ay tailleurs nekk nañu ay milliardaires parce que ñekk nañu seeni tailleur góorgóorlu nañu ba yëre boo jëlee bitim réew boo koy dugal biir Éthiopie boo ko solee dina mel ni ay melantaane ci nekk parce que taxe yañ ca teg fexe nañu ba pousse seeni liggéeykat ñu am ay normes de qualité teg leen ci yoon ngir li ñuy liggéey askan wa mën caa jariñ réewu Éthiopie fan yee damay seetaan ci internet bi gis leen ñuy inauguré ñoom 100e avion compagnie Ethiopian Airlines 100 benn ñaar ñett ñeent juróom ba muy 100 avion ñun Sénégal ñi daan dimbali Éthiopie compagnie aérienne bi ñu yor bañ ko taxawalaatee yàggul ñaari avion yi ñu amoon benn bi taw bu njëkk ba bënn na ko beneen bi moteur bi ay picc dugg nañ ca mënatu ñoo dem sax Ziguinchor vol ya annulé nañ ko mais kon ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp mon frère réewu Éthiopie bi ñu daan dimbali tey am na 3700 milliardaires ñun Sénégal 106 milliardaires la ñu am waa Côte d'Ivoire am nañu 1400 milliardaires waa Nigéria am 1700 milliardaires ñun ñuy wax rek économie Sénégal li ci gën a dox wax la et ça c'est les Français qui l'ont compris comprendre ko moo tax ñu xam ne ñun suñu wax njariñ la ñu indil ñu Orange ñuy wax ñu koy jariñoo ñu lay pousse ngay wax di fay ñoom ñuy am xaalis ba société bi di réaliser 200 milliards ci at 200 milliards déclarés xaalis bi fu muy dem ci compte France nga soxlawaat ay lampe soxla dispensaire soxla école ñu ne la waaw wax ja nga waxoon ba mu juróol ñu ñun xaalis bi am abalaat nañ la ci pour nga tabax dispensaire pour nga tabax école pour nga tabax centrale solaire et cetera mais ñun mon frère ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp et fileeg yëf bi mu ngi demee nii muy demee nii ci situation tendre la main rek la ñuy nekk bu ngeen bëggee mu soppiku vous Sénégalais ñun Sénégalais et principalement vous les Sénégalais de la diaspora je suis sûr que vous avez ce qu'il faut je suis sûr que vous pouvez user de votre influence sur les populations sénégalaises pour ñu soppi ñu am une autre relecture des perspectives bu ngeen ko bëggee mën naa nekk ce Sénégal a besoin de vous le Sénégal a besoin de ses dignes fils le Sénégal a besoin d'hommes de valeur pour amorcer une rupture et je dis encore une fois c'est possible je vous tends la main ñu liggéeyandoo pour un Sénégal prospère moi je ne parle pas de Sénégal développé parce que il faut pas ñu naxante ñi fi waxoon ñi amul liggéey yëkkati leen seen loxo ñi yëkkati woon seen loxo ba tey loxo yi wàccu il faut ñu waxante dëgg émergence comme son nom l'indique mooy sortir la tête de l'eau xanaa day fekk nga gis ndox balaa ngay génne sa bopp ci ndox bi da ngay seen ndox boo séenee ndox nga am doole joo xam ne di nga ci génne balaa nga naan naam ne fa moi je dis il faut que le Sénégalais soit autonome fi nekk Sénégalais bi mënalul boppam mënul demal boppam day jàpp ne lu dal ci kawam rek nguur gi mu jàkkaar lool moo tax
parce que liñ ñu gëmloo la dañ ñu gëmloo ne nguur mooy régler suñu problème alors que ñun citoyens yi ñun ñoo amal njariñ nguur parce que li ñuy liggéey ci la nguur yaakaar pour moom mën a exister kon fileeg la ma la wax sànq rek li fi jëlee Ablaye Wade moo fi jëlee Abdou Diouf moo fi jëlee Macky Sall te keneen ku fi ñëwaat dina li fi jëlee fileeg gëmloo wuñu Sénégalais yi ne ñoom ci seen bopp seen réussite ci seen loxo la nekk lii tax ñu tekki ci seen loxo la nekk et que loolu du lenn lu may liggéey le culte du travail l'amour du travail yéen Sénégalais yi nekk diaspora yéen a ma gën a xam ban Sénégalais la ñuy ngénte Amérique di woote 10 heures nit ñi wuy si la ngénte Amérique bu ñuy ngénte ban heure la ñuy ngénte 21 heures 22 heures minuit fi mu jotee ngénte li jeex na parce que boo wootee bëccëg kenn du ñëw parce que this time is money xaalis temps xaalis la kon boo wootee bëccëg nit ñi duñ ñëw ci ngénte li ngeen di daj fii yéen les Sénégalais de la diaspora du ngeen ko daj Sénégal bu ngeen demee ay capot ngeen di nekk par force capot alors que fii bu ngeen fi nekkee liggéey matin midi soir parce que xam ngeen ne dañ leen yónni yàkkamti leen culte du travail boobu fi ne gëmloo wuñ ko waa réew mi ñoom ñu comprendre ne yéen lii ngeen di daj nii ngeen di def pour am xaalis waaye bu ngeen fa demee fa ngeen di nekk di blow takk ay chaîne dawal oto bu nice gars yi naan non gars yi ñoom fële bul sonn affaire baa nga fa mais donc c'est juste pour dire de manière très claire il faut que ces Sénégalais qui comprennent la réalité man dund naa Sénégalais de l'extérieur boo wootee seen kër liir yi sax dañuy am soxla liir yi mënagul wax sax dañuy liyaar pour ñu waxal leen seen soxla donc man xam naa yéen li ngeen di dund et bu ngeen bëggee ren Sénégal soppi ko ci seen loxo lay jaar man loolu la. jërëjëf Bougane Gueye Dany nekk ci bopp mouvement conscience citoyenne gi ñu duppee gëm sa bopp ñoo ngi lay gërëm di la sant ci disponibilité bi. c'est un plaisir. di gërëm aussi Seydina Camara bi nga xam ne moom ci waxtaan bi di gërëm aussi Sophie Dior bi nga xam ne moom moo nekkoon ci technique bi ñoo ngi leen jox dig daje beneen ayu bés ci beneen émission ganu bés bi. merci. sañ-sañ la man la